commencé nekk association ba 2002 mu am agrément comme ONG mu nekk donc kuréel boo xam ni mu ngi am siège am fi Dakar fi ñu nekk ni mais aussi mu ngi am ay antenne Kaffrine ak Saint-Louis et puis depuis janvier 2016 mu am agrément en Guinée-Conakry. waaw ONG Concept bi muy tàmbali dañu ne woon dañuy liggéey ci réewu taax yi ndax gis nañ ni ci réewu taax yi dañoo yaakaaroon ne bëriwul ay jafe-jafe mais gis nañ ni gox yi bëri na ñu bëri ñoo xam ne dañoo jànkonte ak ndóol ak jafe-jafe am liggéey te soo xoolee aussi contrairement ak réewu tubaab yi nga xam ne dañoo am industrie sunu taax yi dañoo amagul industrie donc activités yi fi gën a bëri artisanat la ak commerce ñu xool gis ni du commerce bi mooy développer réew mi ndax jënd jaay rek taxul réew jëm kanam moo tax ñu ne artisanat bi il faut ñu jàppale ko bu baax moo tax ñu tànnoon secteur artisanat ne daañ ko jàppale ci domaine yëpp jàppale artisan yi ba ñu kuréelu jàppale ñuy jàng métier artisanat ba ñu gën a mokkal liggéey bi fexe ba ñi nga xam ne ñooy artisan aussi mën a am ay services yoo xam ne dina leen dimbali suñu soxlaa matériel ñu am ko suñu soxlaa ay jumtuwaay ñu am ko suñu soxlaa ay intrants ñu am ko suñu soxlaa financement aussi ñu mën ko am mais aussi suñuy jaay ñu am fi ñuy mën a jaayee li nga xam ne ñu ngi koy liggéey donc dañoo jàppoon ni ci fànn yëpp war nañoo mën a jàppale secteur artisanat donc ci loolu lañ tàmbale mais biñ demee ba sori ci biir lañu jigéen ñu bari ñëw seet si nañu dañoo bëgg ku leen jàppale ñu ngi ci tàmbalee bi groupe Oumoumout Tagatal biñ demee jàngat seen situation ñu gis ne aussi seen demande lu yenu maanaa la ah ñu jógee foofu gis ne jigéen ñu bari ñu doon laaj ndimbal moo tax ñu ne woon dañuy commencer groupement boobu jàppale boo xam ne jàppale bu yaatu lay doon ñu tudde ko hybridation financière maanaam fexe ba def concentration d'appui ci ñoom ba nga xam ni dañu mën a nekk ab référence nekk groupement boo xam ni ku ñëw xool ci ñoom rek xam ne jigéen mën naa dem fu sore sori donc muy groupement boo xam ne tey jii dafa am bâtiment R+2 boo xam ne moo ko moomal boppam bokk ci ab réseau boo xam ni réseau de commercialisation de produits locaux la participer plusieurs fois ci foire agricole de Paris mais aussi am ay partenaires yu bari yoo xam ne jàppale nañ ko dem nañ sax ba gagner prix président de la République donc pour ñun ab référence la mais pour ñun dañoo bëgg a woon jigéen ñi rek ni di am ay kuréel di cotiser di dem ci xew yi rek nekkul loo xam ni moo leen di avancer loo mais il faut que ñu séentu fu sori moo tax tey jii li ñuy jàppale ci ay jigéen ci biir Ndakaaru rek ëpp na juróom benn junni jigéen loolu ab exemple la donc ci artisanat bi aussi liggéey nañ ci liggéey bu yaatoo yaatu jàppale leen donc ci li ñuy wax microfinance li ñuy wax aussi formation ak insertion des jeunes ñu tàmbalee ko ci ñoom ndax bi ñuy jàppale xale yi ñuy jàng métier fexe ba njàngum métier bi gën a nekk ci ay conditions yu baax mais li ñuy jàngal xale yi aussi gën a baax dem nañ ci biir ba gis ne xale yi suñu jàngee ba pare dañuy jànkonteel ak jafe-jafe pour am liggéey ci loolu lañ commencé di xalaat naka la ñuy defee ba xale yooyu mën a am liggéey mais bi ñuy jàngat loolu aussi ñu gis ni ñàkkum xëy mi nekku rek ci xale yi jàng métier artisanat mais dafa laal xale yëpp loolu aussi ñu def ci ay jàngat lu yaatoo yaatu ci réew mi même ba ci bitim réew waxtaan ci ak ay kuréel yu yaatu yoo xam ne ñaa ngi France ñaa ngi Amérique ñaa ngi yeneen dëkku Europe mu nekk donc loo xam ne lii biñ ko jàngatee liñ ci gis mooy problème bu yaatu la li ko indi nag mooy dañoo nekk ci li nga xam ne lii mooy société boo xam ni alal dafa nekkatul loo xam ne pour jëriñ nit ki la mais li ëpp ci alalu àddina si alal la boo xam ne pour wut alal kese la waaw maanaam xaalis day liggéey pour jur xaalis mais liggéeyul pour koom-koomu réew mi yokku liggéeyul pour que nit ki nekk ci lu ko neex mën na alal bi yokku rek loolu moo tax tey koom-koomu àddina si yëpp nekk ci crise moo tax société boo gis tey dafa nekk ci crise
ñooñu nga xam ne aussi ñooy wute alal noonu dem nañ ba nga xam ni doole bi ñu am egg na foo xam ne presque ñoom ñoo ñuy tànnal ñi ay njiit ndax ñoom ñoo leen di faire ay campagne électorale ñu leen di jàppale ba nga xam ni yu bëri yoo xam ne duñ ko mën a def daañ ko mën a def su ko defee ñu nangu jàppale leen ci ni ñu ko bëggee donc muy ay jafe-jafe yoo xam ne yu yaatu la yu compliqué la peut-être ñun ñu néew ci doole trop pour mën ko régler mais ñu ne ñun kat comme situation bi demee na nii daañu liggéey ci ñetti niveau benn bi moo jëm a jàppale xale bi ba mu mën a am liggéey beneen bi mooy xool naka la ñu mën a defee ba nga xam ne ñiy saytu su problème mu xale yi niñ koy saytoo peut-être gën a baax mais aussi jéem a jàngat ak dox jëflante ak ñi nga xam ne mën nañoo influencer ensemble ni ñuy doxale mu àddina si donc am nañu ay projets yu bëri yoo xam ne ci fexe ba xale bi am métier la actuellement am nañ financement boo xam ne Union européenne moo ñu ko financé 2016 ba 2021 pour tàggat xale yi pour ñu am métier am nañ beneen projet boo xam ne ñaari kuréel yu nekk Canada ñoo ñu ko financé muy challenge World Challenge International Youth Challenge International ak Canada Jeunesse Monde muy donc financement boo xam ne dañuy tàggat xale yi ci li ñuy wax wutum liggéey mais aussi ci taxawal këru liggéeyukaay muy donc loo xam ne lii at mu nekk war nañ ci tàggat lu mat junne ak juróomi téeméeri xale su ko xoolee ci ñeenti at yi dina doon juróom benn junni xale yoo xam ne war nañ leen tàggat ci loolu mais avant ñuy def loolu sax fekk na ñu amoon beneen programme boo xam ni ñu ngi ko liggéey ak waa Plan International benn fondation bu nekk Canada ñu koy wax Mastercard fondation la financé woon ko ci loolu ñu tàggatoon ay xale ci li ñuy wax éducation financière nag def di loo xam ni naka la ñuy saytoo xaalis naka lañ koy ute naka lañ koy gérer ba nga xam ne dina mën a tax nit ki mën a jëriñ boppam mais aussi jëriñ koom-koomu réewam jëriñ réewam donc mu nekk loo xam ne fukki junni ak benn ci ay xale li ci ëpp di ay xale yu jigéen ñoo ko bénéficié woon ci région Louga ak Saint-Louis yemuñu foofu ci MCA bi nga xam ne Amérique moo ko jàppale woon Sénégal ci yoon wi ñu doon defaraat diggante Saint-Louis ak Ndioum ñu gis ne yoon kat nekk na loo xam ni mën na jur ay xéewal yu bari ndax ñi mën nañ fa jaay ñi mën nañ fa jënd donc ñu jàpp ne suñ jàppalee ñi nga xam ne néew nañ fa doole ba ñu mën a am liggéey ñi di indi ay restaurant ñi di def élevage ñi di def transformation ay jus ak yooyu dina tax gox bi suqaliku donc lu mat ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméeri nit bénéficié woon aussi ci projet boobu am na beneen projet aussi Palam la tudd ministère de la famille yore ko muy projet boo xam ne pour tàggat nit ñi muy projet bi nga xam ne jàpp nañ mooy projet bi gën a complet ci projet yi ñu def Sénégal ndax dañuy tàggat nit ñi ci naka la ñuy liggéeyee tàggat leen naka la ñuy saytoo xaalis ensuite fexe bu ñu am financement suñu amee financement aussi ñu topp leen jàppale leen ba li nga xam ne moom la ñuy liggéey mën a nekk muy donc genre projet boo xam ne lépp lu nit kiy soxla pour que li ñu jàppale bi ñu koy jàppale mat dafa nekk ci biir ci projet ba mu amoon juróom-ñeenti téeméeri ndaw ñoo xam ne bénéficié nañ ci mais aussi junni ak juróom fukki jigéen ñoo xam ne jàppale lañ leen ci projet la boo xam ne nag jeex na mel ni ñu yaakaar ne dina tàmbaliwaat ñun aussi nekk nañu partenaire ki ñuy wax bourse familiale waaw ci région Kaffrine ak région Saint-Louis ñun ñoo fa représenté bourse familiale muy loo xam ne li aussi lu nguur gi taxawal la mu am solo ndax dina jàppale famille bi ba nga xam ni dina mën a régler ay problèmes yu bari ci biir njaboot gi te aussi dafa am ay conditions ndax conditions yi mooy borom kër gi assurer au moins que xale yi dañu am kayitu juddu daañu dem école ensuite suñu feebaree daañu leen yóbbu ñu faju donc ñett yooyu rek jar na taxawal ab programme plus maintenant xaalis bi ñuy joxe ci njaboot yi nga xam ne lekk gi peut-être dina améliorer wu ak yeneen ak yeneen leneen li nga xam ne lii aussi ñu ngi ci yëngatu mooy li ñuy wax informatique am na ñaari centre multimédia yoo xam ne bii a ngi Ndakaaru bii a ngi Ndar ñu jàpp ne tey jii li ñuy wax informatique ak technologie de l'information et de la communication ndaw ñi dañ ko war a xam ndax képp koo xam ne bokkoo ci loolu rek dafa mel ni yaa ngi ci beneen siècle donc ñu ciy former xale yi
pour ñu gën a xam vraiment naka la ñuy utiliser ab ordinateur yan njëriñ moo ci nekk ak métier yu bari nga xam ne yi mën na am soo yoree ab ordinateur kooku ñu ngi koy def di ci yëngatu te bëgg ko yaatal encore. donc ci tënk daal mën nañ ni loolu ay projet la yoo xam ne ñu ngi ciy yëngatu. beneen bi nga xam ne nag mooy ci niveau bi nga xam ni nekkatul ci xale bi mooy ci ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi. donc ñu ngi liggéey ak fukki collectivité locale ak ñaar yoo xam ni dañuy fexe ba nga xam ni ñuy doxale collectivité locale yooyu dina gën a méngoo ak li population yi bëgg. ci loolu nag ñu ñuy tàggat ñi nga xam ne ñi ñoo yoree collectivité locale bi te naka la ñuy saytoo ab collectivité locale naka la ñuy fexe ba mu gën a jëriñ askan wi mais aussi fexe ba li nga xam ne lii moom la ñenn ñi def muy li ñu tuddee bonne pratique maanaam ay doxalin yu baax ñeneen ñi mën ko xam. ñu fexe aussi ba kuréel yi nga xam ne am nañ ci collectivité locale yi ñu tàggat leen ba nga xam ne daañu intéressé wu daañu dugal seen loxo mais aussi daañu surveiller ni nga xam ne noonu la ñu saytoo seeni collectivité locale. donc loolu aussi ñu ngi ciy yëngatu boole ci li ñuy wax aussi informatique bi ba léegi ndax dafa am plateforme boo xam ne la ñuy liggéey foofu yépp dañ koy dugal ci site internet boobu ba ku nekk bitim réew sax mën a xam li ñu jëlee ci collectivité locale yooyu. donc loolu yëpp ñu ngi ciy yëngatu ak yeneen ñu ngi soog a installé comme ni ma ko doon waxee sànq Guinée ñu ngi fa taxawal benn projet boo xam ni ab incubateur d'entreprise la. loolu nag ñu ngi ko jëkkoon tàmbalee Saint-Louis bi ñu ko fa tàmbalee dañ ko tàmbale woon ci xale yi jàng métier artisanat ba pare dañ ko commencé aussi Banque mondiale ci benn concours bi mu organisé woon doxoon ñu ci prix wane ni sunu doxalin boobu doxalin bu mën a faj jafe-jafe am liggéeyu xale yi la. ki nga xam ne aussi mooy bureau international du travail documenté comme bonne pratique maanaam wane ni ab doxalin la boo xam ne bii bu baax la pour toujours régler problème mu ndaw ñi. donc tey jii ñu koy jéem nañu nag pour lawal ko biir réew mi ba léegi antoogul mais am nañu chance am ku ñu jàppale ba ñu ngi koy def biir Guinée Conakry nga xam ne ndaw ñi daañu am place boo xam ne daañu fa mën a liggéey suñu fa liggéeyee ab diir li ñu waroon fayeeku ak li ñu fa jàng la ñuy boole am seen projet bopp nga xam ne du ñu nekk ñu bees ci li nga xam ne daañu ko def parce que liggéey nañ ko ba pare ba xam ko ba doxal ko ba gis ni muy doxee mais aussi am ay moyens yoo xam ni duñu wuti lépp mais am nañ loo xam ne dañ koy indil seen bopp pour que seen projet mën a dox. loolu daal ñu ngi ko fiy dox boole ko maintenant ak di participer ci li ñuy wax ay échanges au niveau international pour que li nga xam ne li mooy disparité yi nga xam ne mooy indi problème yi ñuy dund tey ji mën a wàññeeku muy forum social mondial muy ay rencontres sur le commerce équitable parce que problème mu commerce bi nga xam ne bii ñu néew doole ñooy gaañ ñu néew doole yi moo indi problème yu bëree bëri da ngay gis ñoo xam ni seen productivité maanaam li ñu mën a produire ci benn waxtu sunu producteur bi fii dina def ay weeri weer pour def ko ñu war a jaay les mêmes choses ci même prix bi xam nga kooku ki néew doole bi toujours day gaañu donc moo tax ñu bëgg a xoolaat commerce boobu ni muy doxe mu am ci ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ciy yëngatoog ñoom pour que ñu gën ko jaaral yoon. mbirum immigration aussi ñu ngi ciy yëngatu am na ay jigéen ñu nekk Italie toog nañ fii Ndakaaru di leen former lu mat juróom-ñeenti formation yoo xam ne defal nañ ko ay jigéen fii ñoom ñu ciy bokk te nekk Italie. invité nañ ñu aussi pour que ñu participer ci benn ndaje moo xam ni association migrants yi jóge Afrique nekk Europe ñoo ko organisé woon Paris ñu présenter leen suñuy expérience yoo xam ni ñu ngi koy développer Sénégal pour migrants yi. tey jii si nii ñu ngi si benn projet boo xam ni aussi projet la boo xam ne gouvernement Italie moo ko financé ñu leen di gunge mu war a nekk projet boo xam ne day former ay ndaw mais jàppale leen aussi bu ñu am ay projet yoo xam ni dañoo prévoir jàppale leen muy nawet ay start-up maanaam ay projet yoo xam ni ay projet yu méngoog jamono lay doon. ñu ngi jàppale aussi ay sénégalais yu jóge bitim réew yoo xam ne dañoo bëgg a ñibbisi waaw ñu suñ ñëwee ñun ñoo leen di gunge ci ay waxtaan ak ay xelal mais aussi ci financement bi nga xam ne bi dañ leen koy jox pour ñu mën ko doxal ni nga xam ne noom la gën a pour que ñu mën a demal seen bopp après donc yooyu yëpp ñu ngi ciy yëngatu di jéem daal waaw xeeb nañ bu baax li ñuy def suñu sa noon yëf yi gën a bëri gën a yaatu ñëpp xëcc ci région yëpp ndax ñun bëgguñu woon sax vraiment naa ñu ngi ci région bi bàyyi bi
mais li ñu teew ci région yooyu taxul ñu négliger yeneen région yi ndax am na ay liggéey yu bari yoo xam ne def nañ ko mu laal presque région Sénégal yépp tey ji amul benn région boo xam ni mën nga fa dem te amul ab unité agroalimentaire boo xam ni concept jàppale na ko ci niñ ko taxawale wala ci niñ ko développé mu ci mbirum fruits et légumes wala soow wala produits halieutiques ak yeneen ak yeneen donc région yépp fu ñu fi dem tey mën a dem seete ay ñaar ñett unité yoo xam ne ñu ngi soppali produits locaux ñu ngi gunge aussi Union nationale des femmes restauratrices du Sénégal chaque année ñuy organiser concours national d'art culinaire donc kooku aussi nekk na loo xam ni day la région yépp mu nekk loo xam ne am solo la ndax restauration ab métier d'avenir waaw liggéey nañ aussi ci ñuy wax énergie renouvelable muy biogaz ñun ñoo évaluer woon ak réformer le programme national biogaz domestique jàppale nañu lu mat fukki ménage pour ñu am ay unité de biogaz ci seeni kër ci ay jëflante yoo xam ne amoon nañ ko ak benn organisation te ñu ngi bëgg en tout cas li liggéey pour que loolu gën a yaatu donc suñu yëngu-yëngu daal yaatu na mais liñ ci jublu rek mooy liy faj soxlay nit ñi liy jëmale réew mi kanam liy tax aussi li nga xam ne mooy injustice maanaam ñi nga xam ni société bi ci seen bopp daf leen xaw a fàtte ñu fexe ba ñooñu ñu jàppale leen ba nga xam ne jafe-jafe yi nekk daañ ci génn loolu daal mooy mission wu concept. waaw nguur gi c'est vrai que ñu ngi jëflanteeg nguur gi ci parce que soo xoolee bourse familiale projet nguur gi la mu tànn ay kuréel yoo xam ne doy nañ leen ñu jox leen ñuy gérer. à part ça aussi projet Palam boobu ma tudd sànq nga xam ni banque islamique moo ko financé banque islamique financé wul ONG yi directement daf ko jaarale ci ministère donc ñun ñoo jëflante ak ministère de la femme pour mën a exécuter projet boobu mais c'est vrai que jëflante bi ak nguur gi ba léegi néew na jàppale nguur gi aussi pour que ONG yi jëm kanam ba léegi néew na reconnaissance même rôle bi nga xam ne bi ONG yi ñu ngi koy jouer ci société bi ba léegi dafa néew par rapport nguur gi tegu ko fi benn structure boo xamante ne ONG yi foofu la ñu dem di liggéey structure boobu. waaw avant xam nga ONG ñu ngi doon dépendre ministère du développement social mais avant Macky Sall di ñëw dañ ko boon ministère de l'intérieur loolu jaaxal ñu lool ndax ñun li ñuy def développement social su ñu jëlee ministère du développement social yóbbu ñu ministère de l'intérieur dafa mel ni peut-être gën a gëstu suñuy problème moo gën a fës léegi que jàppale ñu pour que suñu liggéey bi gën a jëm kanam loolu lay xaw a nirool daal maanaam dafa mel ni ñoo jëlee ci fi nga xam ne ñooy def développement yóbbu ñi nga xam ne peut-être mooy këru police waaw mu doon loo xam ne peut-être méttitlu nañ ko mais comme nguur moom dafa am autonomie dañ ko nangu noonu rek yaakaar ni bon liñ ci jublu warul doon peut-être lii lor yaakaar ni aussi dina nekk loo xam ne lii bon comme ñu ngi waxtaan ak ñoom ci ay pàcc yu bari daañ ci mën a trouver aussi ay solution ndax nekkul loo xam ne ku ne da ngay ignorer sa moroom am nañu ay kuréel yoo xam ni ñu ngi teewal ONG yi fi nga xam ne fii moom la ay waxtaan yu bari di amee muy conseil économique social et environnemental ak yeneen donc man mii sax bokk naa ci ab benn centre boo xam ne ci ministère des finances la bokk boo xam ne day saytu mbiru politique de développement yi ci conseil d'administration bi laa bokk représenté fa ONG yi. waaw bi ñuy créer concept ñun dañ doon liggéey ci beneen ONG boo xam ne ay français la mu doon Sauvegarde du Nord ñoom lañ doon liggéeyal ñun ñu créer concept bi ONG boobu demee bay dellu France ne mënatul liggéey Sénégal ñun ñi doon liggéey fii Ndakaaru ñun ñoo taxawal concept boobu ONG boobu amoon na ñetti projet benn projet bi pacte la tuddoon nekk Ziguinchor nekkoon projet développement quartier ba léegi ab ONG la mu ngi doxal foofu amoon beneen projet boo xam ne SACAS la tudd di projet boo xam ne aussi pour financer ay ndaw la woon kooku aussi Ziguinchor la woon ñoom it aussi dañoo demal seen bopp amoon beneen projet boo xam ne banque artisan la woon
boobu aussi dafa continuer c'est vrai que léegi am nay jafe-jafe mais moom it dafa demal boppam ñun ñi nekkoon ci coordination ONG française bi bon ñun ñoo desoon fii mënuñu dem ci benn projet ndax projet bu ne dafa waroon demal boppam donc amuñu woon xaalis amuñu projet moo tax ñu ne ñun kat suñuy xalaat rek la ñu am moo tax ñu tudde suñu bopp concept di ab xalaat loolu moo tax mu tudd concept biñ koy créer nag ñaari tubaab ak man rek la woon wante biñ demee ay at dañ ko yaatal ba léegi sénégalais yu bari ñu ngi nekk ay membre waaw ci yëf yi waaw peut-être pour corriger foofu parce que nee naa la sànq ñu ngi liggéey ak artisan yu bari muy professionnel de l'automobile nga xam ni ñi jàng métier mécanique tey jii dañu am ay jafe-jafe ndax électronique bi donc ñuy gunge organisation nationale des professionnels pour ñu am ay programme mën a liggéey ba nga xam ne daañu gën a mokkal seen liggéey tudd naa sànq aussi union nationale des femmes restauratrices ñu ngi jàppale aussi ñuy liggéey ci agroalimentaire bi ma fàtte nag mooy naatal mbay muy projet boo xam ni ñu ngi jàppale lu ëpp ñaar fukki junni ak benn ci ay producteurs ci région Kaffrine kooku aussi ñu ngi koy liggéey ak benn kuréel bu ñuy wax USAID donc kooku aussi ñu ngi ciy liggéey te du ci vraiment ndaw ñi maintenant li nga wax léegi lu am solo la maanaam gunge ndaw ñi lu complexe la moo tax ñun ci sunu liggéey dañu am benn exercice bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def mooy fexe ba xam fan la jafe-jafe ndaw yi nekk pour ñu mën a am liggéey wala ñu mën a am entreprise ñu tuddee ko cartographie des contraintes et difficultés pour l'insertion économique des jeunes ndax soo xamul jafe-jafe yooyu yan la pour nga jàppale ndaw ba mu mën a génn ci jafe-jafe yooyu day metti mu ngi mel ni rek nga bugg a faj nit ki te xamoo feebar bi lan la moo tax ñuy liggéey bu am solo boobu ñu tuddee ko cartographie des contraintes et difficultés à l'insertion des jeunes mais néewuñu rek jàng jafe-jafe yi la ñu war a def dañoo war a fexe ba jafe-jafe yooyu ñu mën ko transformer en opportunité maanaam mu nekk loo xam ni mën nañ koo soppali ba mu doon loo xam ni dina nekk ab avantage boo xam ne ndaw yi daan ci mën a jëlee njëriñ mais yemuñu foofu ci cartographie yi dañoo gis ne aussi ndaw yi am na yoo xam ne ay atu lañu am atu yoo xam ne soo leen xoolee tey ni ñu xam ci téléphone dañu xam ci informatique seen mag ñi wala seen waajur yi amuñu ko soo xoolee aussi ki nga xam ne kii amagul liggéey jot bi muy am ab avantage la boo xam ne mën nañ ko utiliser te utiliser wuñ ko nuñ ko waree ndax jàngatuñ ko soo xoolee aussi kuy wut liggéey ki nga xam ne kii ndaw la mën nañ ko fay lu gën a yomb ki nga xam ne kii dafa am expérience kooku aussi ab atu la boo xam ni ndaw yi am nañ ko ak yeneen yoo xam ñu ngi koy jàngat di ko bind di ko répertorier di ko cartographier mu nekk loo xam ni ay atu la ak ay opportunités yoo xam ne dañoo yaakaar ni suñ ci tënkoo rek daañu mën a jàppale ndaw ñi nga xam ne ni moo gën a yooyoo ak li leen di may ndam ci jàppale boobu kooku aussi ñu ngi ciy yëngatu. léegi mais ndaw yi sonal lañu leen wala ñu jëriñ. bon déedéet ndax xam nañ ne ñun en fait li ñu gën a yëkkati tey jii moo jàppale leen jàppale bi rek sax du ñu indi leen dara mais def di loo xam ne dañ koy dund ci suñu xol ndax dañoo jàpp ni li ndaw ñuy dund tey jii lu metti la nekk ndaw dem ba am ñeent fukki at bët bu set ngay yaakaar sa yaakaar boobu di tas de 20 ans à 40 ans ou de 18 ans à 40 ans li mën a def ci nit ki kenn mënu koo natt ay métit la ak ay naqar yoo xam ni foo ko mën di teg rek weesu na ko ki koy dund rek moo ko xam waaw mën na nekk xam nga ci sunu jàngatu liy indi jafe-jafe chômage bi dañoo jàpp ni li tubaab di wax ay déterminants maanaam liy indi loolu dañ koy jàngat ñu gis ne am na loo xam ne ci ndaw yi la ne am loo xam ne ci ni ñu yaree ndaw ci biir njaboot gi fa la jóge am ci noo xam ne ci ni ñu ko jàngale école fa la jóge am ci loo xam ni ci dëkk bi ni ñuy éduquer ci la jóge mu
am ci loo xam ni ci li ñuy wax entrepreneuriat maanaam créer ab entreprise dafa am yu bëri yoo xam ni daf ko laaj. donc yooyu yëpp dañ ko jéem a jàngat am na loo xam ne ndaw yi la effectivement mais loolu soo ko xoolee ab pàcc bu ndaw la ci ensemble bi nga xam ne mooy tax ndaw yi toog amuñu liggéey loolu moom jàngat nañ ko aussi. waaw damay wax toujours ni concept kër gu ubbeeku la soo ñëwee daañ la déglu daañ la conseiller daañu seet naka lañ lay gungee ba nga xam ni peut-être say projet bopp wala projet yi nga bokk ak ñeneen daañ ci def sunu kémtulaay kattan bu mën a aboutir loolu moom mooy li nga xam ne lii tous les jours ci la ñuy xëy muy loo xam ne aussi satisfaction lañ ciy am ndax liñ mën a compter tey ci ay ndaw yoo xam ne formé nañ leen gunge nañ leen conseillé nañ leen ay juney xale la donc mu nekk loo xam ni chaque jour suñu yeewu day doon sunu source de fierté nekk na nag lu metti waaw ndax loo xam ne la ñi la ciy jàppale souvent duñu am compréhension wu lii ngay def nii jafe-jafe yi ci nekk dañoo bëri ñoom peut-être daañu la jox xaalis rek di xaar nga defal leen ay rapport wan leen ni am nga résultat mais jafe-jafe yu bëree bëri yi nekk ci biir duñ ko gis mu nekk donc liggéey bu méttee métti boo xam ne da nga koy def ngir gëm ko di ko def parfois ba def ci sa temps def ci sa alal mais le fait que nga gëm ko rek da la koy jaral le fait que nga xam ni defal nit ki la ëpp ko doole dara ëpp ko maana dina tax mu jaral la nga def tous les sacrifices nécessaires pour que mu mën nekk dëgg la nag ñu mel ni ñun dañu commencé jafe ndax ñun dañoo juddu màgg ci ay conditions yoo xam ne peut-être moo facilité ñu nekk ay militants suñuy jaar maanaam yombal na ñu nekk ay militants yoo xam ne dañuy dem avec beaucoup d'abnégation ci ndaw ñi léegi nag pour nga gis ñoo xam ne nangu nañ sacrifice yooyu day commencer rare ñu bëri moom dañu bëgg rek li leen di jëriñ ñu ci yëngatu mais quant à def li nga xam ne lii mu ngi jëriñ ñëpp xool li nga xam ne lii soo ko defee ñeneen ñi lay jëriñ te du la jëriñ yooyu moom dafay commencer jafe te suñu sañoon xale yi xam ni la meilleure façon de développer sa propre personne c'est se mettre au service de la communauté jëriñ nit ñi mooy yoon bi nga xam ni mooy yoon bi gën a gaaw pour jëriñ sa bopp loolu daal laa bëggoon a tënkee li ma wax fii yëpp. waaw xanaa rek ci tàggatoo bi di woote pour que nit ñi xam ni li ndaw ñuy dund metti na te li ñuy dund ni mësul am soo xoolee ci nombre bi ndaw ñoo xam ne tey ji mënaluñ seen bopp ak yàggaayu diir bi nga xam ne bi daañ ko toog mënaluñ seen bopp mësul am ci benn société muy société bi gën a ginnaawe ak bu gën a arriéré toujours xale yi daañu am soit ñu topp mais seen métier yi waajur soit ñu topp li nekk seen société ba nga xam ne daañu mën a teel mën a jëriñ seen bopp mais tey jii ni société bi tabaxoo ni mu bindoo ak ni mu taxawee nekk na société bi lor boppam ndax soo seetloo ci rébellion yi ñuy wax Afrique li si ëpp te ña ca bokk li leen yëkkati mooy ñàkk soo seetee géej gi li ciy dee ci ay nit ak ci désert yi ndax bugg a dem ci yeneen réew yoo xam ne dañu fa am ay yaakaar kese ay juney nit lañu te loolu yëpp ay yaakaar yu tasa ko indi donc yaakaar naa ne ku ci ne war nga ci mën a dugal sa loxo dugal ci sa baat def ci as tuut ma leen di gërëm di leen sant merci